ñi nga xam ne ñoo fi teew di gis seen mobilisation bu am solo bi nga xamante ne mobiliser nañ ko ñëw jàpp ci bés bi tey bi ba mu mën a àgg fii mais di belal nuyoo waa mouvement ànd doxal sa gox bi nga xamante ne man maay coordonnateur bi ànd ceeg le secrétaire général Dakar Dem Dikk monsieur Omar Gueye waaw di leen wax ne tamit waa mouvement ànd doxal sa gox kii ku leen gis nii ñu xamante ne engagé wu nañu pare nañu pour 2019 engagé wu nañu nag depuis ba campagne bi jàllee ba léegi ñu ngi liggéey ci gox yi yëpp ànd ci di liggéey bu am solo ba ñu agsi fii kon duñu def dara lu dul di leen gërëm di leen sant waaw jeunes yi nag engagé wu nañu parce que dafa am loo xamante ne moo fi nekkoon te moo nekkoon ci jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk ci commune de Thiès Ouest képp ko xam commune Thiès Ouest xam fi réew mi nu mu fi mel léegi jeunes yi dañoo yeewu ci loolu ànd doon benn pour defar seen gox nag ànd ceeg le secrétaire général bi nga xamante ne mooy monsieur Omar Gueye mu wan nañu loo xamante ne bu dul politique sax gis nañu luñ fi def maanaam jël jeunes yu bari utal leen employé léegi nag jeunes yi dañoo taxaw engagé wu maanaam jëlee fi li nga xamante ne moo fi nekkoon maanaam ku dugg rek jox ñu xaalis ñu lekk ko dem ba urne ba wooteel ku ñu neex léegi nag ñun ñëpp takku nañu ànd doon benn te dara mënuñoo këf parce que dañoo gis nitu kàddu nitu parole nit koo xamante ne moo ñu wan jikko ju rafet te jikko nañuy jàppee doomu aadama te franchement wan nañu jikko joo xamante ne ñun jeune mouvement ànd doxal sa gox ànd ceeg waa commune de Thiès Ouest yëpp pour topp ci. di nuyu suñu kilifa yi fi teew muy kilifa diine yi di nuyu képp ku nga xamante ne ñëw na ci daje bi tey képp ku ne xam na xat-xat bari na te jot amul ngeen bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ñëw teeweeñu kon ñun mënuñu leen a fay jërëjëf. di nuyu de passage suñu président muy tonton Omar Gueye mën naa ne sama kàddu ci moom lay tàmbalee ndax tonton Omar dafa nekk doomu Sénégal ñu defe ne fa lay yem mu nekk doomu Thiès ñu ne déet ni waay mu nekk doomu ñetti cadre Lazare Som Grand Thiès muy doom ju mat doom joo xamante ni ba ko ñetti cadre amee ba tey jooyul lenn tonton Omar xaarul ku ko jox xaarul ku ko financé muy doom joo xamante ni lépp lu quartier am dugg mi ngi ciy dugal loxoom tonton Omar mi ngi ci chômeur yi di leen jox liggéey mi ngi ci père de famille lépp lu koñ bi organisé moo ci gën ñun jeune koñ bi nag bi ñu concerté woo xool ne dañuy ut suñu mouvement lii yàgg na ñu xool ki ñu doy ki nga xamante ne moom la ñu bëgg mu jiite ñu tànn ko moom muy le président Omar Gueye war a nekk président ànd doxal sa gox fii ci ñetti kàddu waaw ku nekk xam na ni nag Thiès tendance politique bi bëri na fi ku nekk xam na ko man Dieynaba Bari étudiante en journalisme communication de l'ISEC Thiès en 3e année xam naa li may wax structure Macky Family laa nekk ba ñu amee bac fii dañ fi daan nekk grève étudiants yi di xaar kan moo leen orienté loolu yëpp président Macky Sall di ñëw dindi ko kon Macky Sall dama lay yóbbante neel président liggéeyam rafet na ñun waa Macky Family de gis nañ ko ndax dañ ñuy fekk ba ISEC compté suñu bourse jox ñu ko amuñu benn problème
léegi nag tonton Omar nekk une personne de développement koo xamante ni Soxoli goxam moo ko ñor mu ñëw nag fii Thiès installé fi siège am ndax fi la juddoo fi la bàyyeekoo dem na Dakar liggéeyi waaye lépp lu mu am Thiès la ko indi tonton Omar nag ñu lay wax ni ñun fii koñ gi tànn bi ñu la tànn du hasard ndax boo xoolee som Grand Thiès ak ñetti cadre Lazare président Macky Sall gañe woon ko doon na metti lool ndaxte lu ci ëpp dañuy ñëw jël xaalis par ci par là après ku nekk def li la neex loolu nag moo fiy jeex xam ngeen lu tax mu fiy jeex tonton Omar dafa taxaw wax ñu lu bari loo xamante ne président de la république mi ngi koy réaliser fii à Thiès ci transport bi ci Dakar dem dikk bi loo xamante ni ñun xamuñu ko woon bañ ko xamee nag ñun jeunes yi xam ne kat lii suñu njariñ la ñu ni kon nag ni tonton Omar taxawee woon Dakar dem dikk la récréation est finie noonu la taxawee fii ñetti kàddu som Grand Thiès wax fi loolu léegi nag ñuy xamal ne le président Omar ñun jeunes yi ñi ngi ci ginnaawam yéen parents yi laay wax di leen solliciter tonton Omar mi ngi fi di jàppale président de la république ñu bëgg a xool ki nga xamante ni ñun ñëpp moom lañ joxoñ baaraam ne ñoom ñaar nduróo nañu ay jikko muy Siré Dia ñoom ñaar ñëpp ay homme de développement lañ fii Thiès ndax moom ci boppam kat mi ngi jàppale jeune Thiès yi di dox ci lu bari di dox ay jéego yu rafet yoo xamante ne nii moom ak tonton Omar lu tax seen gise di baax dañoo bokk fi ñu jëm léegi nag yéen parents yéen lay waxal parrainage jub si na élection yu ñëw na ñu jàppale président de la république Macky Sall mooy ñu jàppale Siré Dia ñu jàppale Siré Dia mooy ñu jàppale tonton Omar ñu jàppale tonton Omar nag mooy ñu jàppale suñu bopp ndax njariñ li ci ñun lay dellu si wasalaam jërëjëf. ay jeunes yoo xamante ni yàgg nañ Thiès fii lañ juddoo fii lañu màggee fii lañu yaroo waaye Thiès bu démb la gars yi jàpp ba léegi dañoo yaakaar ni monsieur le président Macky Sall mënu fee am dara loolu moo fi jeex tey nan la fi jeexee nag boo amee leader bu mel ni Omar Gueye moom fii du cosaanam de cosaanam waalo la bu ko neexoon am li muy am dem waalo teral leen waaye deful loolu jaar na waalo ñëw fii ne fii laa dëkk fii laa juddoo fii laa màggee kon balaa may defar dara sama dëkk laa njëkk a defar ànd seeg kan monsieur Macky Sall ànd seeg kan monsieur Siré Dia bi nga xamante ni ku liggéey say Thiès muy jeune muy maire dugal na la poste ngay liggéey boo balewul yaa ngay tàppe boo tàppewul yaa ngay yóbbu ay courrier boo yóbbul courrier yaa ngay fobeere kon nag gàcce ngalaama monsieur Omar Gueye waaye nag tey dama fee ñëw ci ñaari tànk bi ma fi njëkk ñëwee mooy porte parole mouvement ànd doxal sa gox ak Omar Gueye ñu wóolu ma nag jox ma porte parole bi moo tax tey jii dama leen di wax ni yéen ñi nga xamante ni yéenay magu koñ bi yéen ñi nga xamante ni yéenay magu Thiès yéen ñi nga xamante ni yéenay responsable yi dama bëgg ngeen yeewu te xam ni ñun ay xale lañ boo xoolee fii ñi fi am 35 ans romb ko kon ñun ñëpp ay jeunes lañu kon tey jii ay jeunes ñoo manko ànd derrière Omar Gueye pour sukkali Thiès sukkali Grand Thiès sukkali commune Thiès Ouest nga xamante ni président dañ ne mën fee am dara tey jii nag jeunes yi taxaw nañu pour wan ni monsieur le président derrière Omar Gueye danañ la jox premier tour ci élection 2019 yii di ñëw bu soobee yàlla derrière monsieur le Omar Gueye kon nag ma ne lii nii bari ko ci mbartal la buux mu dem ñàkk buux day dem kon nag ku soxor ba buuxoo ci buñ la fi bàyyee yaa koy yëg ndax buñ aleykum mbooloo mi maa ngi nuyu sama kilifa yi ma fi fekk yëpp di rafetlu seen toogaay di leen sant di leen gërëm di leen jox kenn ku nekk seen wàccuwaay kontaan nañ trop ci mobilisation bi na woote yombul woote ñu wisi la yombul waaw ñun nag ay jigéen lañu ñu nekk ci koñ bi di liggéey
yor suñuy avec di dimbalante di jàppalante nekk benn gis suñu càmmiñ gis suñu mag nekk ci koñ bi di ñu jàppale di jàppale suñu njaboot ñu décider waxtaan suñu bopp kenn santuñu ko kenn ñaan ñu ñoo jël suñu propre décision ni pourquoi pas ñu jàppale suñu càmmiñ suñu mag mu jàppale koñ bi ndax moom nit koo xamante ne la du tricher Omar Gueye bala moo def ci këram day def ci mbedd mi ba pare mën naa ne la dépense su këram sax da koy joxe ba mu jeex mu daw yolleeku ñibbi wutiwaat kon ku la dig ndekki bu la diggee añ nga war koo gëm waaw. dañ ko bëri politique moom moo tax ñu xam leen mais Omar Gueye politique taxul ñu xam ko de gëm boppam wóolu boppam ñeme yoon bi mu dem moo tax tey Sénégal xam ko ba di ko ndamoo aujourd'hui nag bu Sénégal yëpp taxawee di ko ndamoo te moom mu juddoo fii màggee fii yaroo fii si ñun vraiment ñun ñëpp war nañ ko sargal delloo ko njukkal loolu moom moo tax tey ñu ñëw taxaw fii wax ni Omar Gueye à partir de ce moment incha allah sa yoon dootoo si wéet soo gersoo jig ñu gis lépp lu ñu am ci xalaat si idée ak ci ay koom sax yu ñu war a dem wu indi wala ay partenaire indi ko dinañ ko indi teg ko ci sa disposition pour que vraiment yaakaar bi jeunesse bi yëpp am si kii yow nga mun ko réaliser naam yaa ngi ci parce que créer emploi c'était pas évident aujourd'hui soo tëddeewul woon njaaxaanaay ñëpp xam nañ ni sa biir kër gi nga dëkk am na fa xëy na ñenn ñu liggéeyul mais da nga jël partagé loolu dafay wane ni rek ni c'est dans le bon sens que ni suba boo amee yeneen responsabilité yu gën a kawe yi di nga si boole Thiès yëpp loolu daal laa bëggoon. jërëjëf Serigne Touba mbokk yi ñoo ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen baalu àq te di leen baalu àq di tàmbalee nuyoo bi ci ñi nga xamante ni ñi ngi dëkk fii ci gox bi di ko tàmbalee ci suñu waajur yi góor yi ak waajur yi jigéen yi di leen xamal ni teew bi ñu teew fii dañ fi teewee ci ñaari tànk benn bi dañ fi teewal l'association des employés de Dakar Dem Dikk Thiès waa yi nga xamante ni dañu dëkk fii Thiès di liggéey Dakar Dem Dikk ñu tënk seen kàddu jox ma ko pour ma am lu ma leeral waa koñ bi beneen bi ci tegu mooy man doomu Thiès laa dëkk Diamaguène bon fi may tàmbalee yéen da ngeen a wax Omar Gueye nii mu mel ci koñ bi ngeen ko xamee mais dama leen a bëgg a xamal ne leen Omar Gueye Serigne Touba man laa jël seede li may wax ñu bari xëy na xamuñu ma waaye man xam naa sama bopp man kenn xëy na waa koñ bi xamuñu waaye man xam naa sama bopp ndax li may wax man lu ma gëm la te it du ma seedeel nit lu ma xamut wa ma shahidna illa bi ma alim naa alxuraan a wax loolu gis nga grand bii toog grand bu goree ngi nii dama bëgg ngeen déglu mu bu baax waxuma waxi politicien man du ma politicien waaye moom lu mu dugg dinaa ci dugg boo nee diw na ma koy def nam la def doo nga tax Omar Gueye mii yéen da ngeen koy dégg fii waaye xamu leen ko ma bëgg leen cee ñamal tuuti ñun dañoo nekk Dakar Dem Dikk mu ñu nu fa mënoon di ñu utiliser waaye lu mu am da koy bokk ak ñun ba pare di ñu conseiller weekend sax bu ñu ko ñëwee di ñibbi moo ñu dugal ci oto bi yóbbu ñu di ñu conseiller guddi di ñu conseiller bëccëg beneen bi ki tegu mooy kuy liggéey war ngaa am ku lay conseiller di la wax defal lii ba ci lu ñuy wax coopérative pour yéen ñi xamul coopérative mooy liy joxe ay kër moo ñu ko sosal créé ko teg ko ci loxo Ismaïla nii ak man lu mat 1000 terrain tey jox nañu lijjanti na bañ am 300 terrain yoo xam ne mi ngi tegu suñu loxo li may wax kee toog ci wetam sama frère la ñoo bokk ndey ak baay te cadre la Dakar Dem Dikk li may wax moom xam na ko te kii jël micro bi di wax seede la ci ndax ba ñuy def affaire yi projet bi moom ci kanamam la kon Omar Gueye ku koy sant ñun waa Dakar Dem Dikk yi dëkk Thiès ñoo ko war a njëkk a sant ñëpp beneen bi ci tegu mooy nit bu fekkee ni daf lay wax dëgg te yàlla rek tax di la jàppale te yàlla rek tax boo des gor bu duggee ci ndox sax boo mënta fee di nga ko fa fekk Omar fu ñu mën a nekk ñun fu mu mën a nekk ñun dinañ ko fa fekk beneen bi ci tegu mooy yéen ñi nga xam da ngeen a dëkk ak moom te mu dëkk Thiès gii ñun waa Diamaguène de amuñu chance bi jàpp leen ko de
li may wax nag sama baat ni poto micro may jël ñun jàmm gën laa wax man jàmm gën laa dëkk yaroo fa màggee fa man foo taxaw boo ne Fallou Mbaye ñëpp ma xam man du Dakar dem dikk tax ma siiw de déedéet du ma wax sax li tax ma siiw man du Dakar dem dikk moo tax ma siiw ñëpp ma xam macha allah kon wutuma tur ci lii may wax mais dama di leen yéen ñi dëkk fii ci gox bii dama bëgg ngeen jàpp ko bu baax te Thiès nag jàpp fi nit daa jafe ndax daa bëri yàqkat Thiès jàpp fi nit daa jafe ndax daa bëri yàqkat ndax seenum xel da leen a wër loola waral dimbali leen daa jafe boo gisee lii mu nga xamante ne da koo jël indi ko waa koñ bi toog waxtaane ko jiital ko ci du initiative am ndax nag ma wax leen am na yeneen leader politique yoo xam dañ ko doon topp na leer nag de ki yu ma xam man pour bëggoon mu jàppale ko waaye moom moo choisir Macky Sall moom moo choisir Siré Dia loolu nag man wax dëgg yàlla moom lu mu ci def baax na parce que man ku mu jàpp ma jàpp ko ku mu bàyyi ma bàyyi ko. suñu frère Omar Gueye ndax dañoo dëkk ak moom ci quartier bu naan route de Dakar 2 fii ci Thiès mu nekk nit ku baax am ci ñun yëg mu xewle bés bii moo tax tey ñu teew fii ñun waa route de Dakar 2 nag waa route de Dakar 2 ñi ngi sant Omar te di ko ñaanal yàlla lii mu sumb yàlla na ko yeggale ci jàmm ndax bu ma yeggee suñu ndam lay doon ñun ñëpp ak moom kon dañuy ñaan yàlla ndam li yàlla na ko am ci jàmm bu loolu weesoo Omar dafa bëgg route de Dakar 2 bëgg développement route de Dakar 2 taxaw nag takku di ñu dimbale bëgg ñoo dimbale te yàlla tax bu ginnaaw loolu moo tax suñu teewaay fii tey ñi di koy ñaanal nag li mu bëgg yàlla na ko yàlla eggale suñu gox nag mi ngi ciy bay waaram bu baax ndax développement route de Dakar 2 rek moo ko ñor ginnaaw bu loolu weesoo nag lii mu sumb ñoo ngi koy ñaan yàlla na ko eggale ci jàmm te mu am ci ndam ndax bu ci amee ndam mooy suñu ndam ñun ñëpp ginnaaw bu loolu weesoo nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baal ñëpp àq te di leen di balu àq dama mënta wax nag ci mbooloo loolu moo nekkoon sama message ma doon ko jàllale jërë ngeen jëf. bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum sama mbokku Kees waa maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu jotaay bi yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu bu baax Omar Gueye maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu délégation monsieur Siré Dia di nuyu Mara di nuyu sama rakk bi ma àndal muy Seynabou Sall ngeen baal ma nag olof bi setul kon nag bu leen ree olof bi setul bu baax di kontaan bu baax a baax ñëw fii si Kees ñëw fi vacances ci sama sœur ñëw Mara wax ma waxu Omar Gueye ma kontaan si bu baax parce que man président Macky Sall fu ma dégg nit taxaw de day jàppale président Macky Sall damay jóg parce que man moom rek moo ma ñor ndax li muy def ci Sénégal di ko def tamit ci Europe ñëpp di ko gis ah dégg naa fi nag wax yu bëree bëri mais tey fi ñu nekk nii képp kuy dimbali président ñun lay dimbali Omar Gueye ñu ngi lay féliciter bu baax a baax président wax naka nee na les jeunes et les femmes et les vieux te gis naa fi les jeunes taxaw gis naa fi tamit les femmes tey nag fi ñu nekk nii ah heure bi ñuy waxee tey président rek la ñuy wax képp ku bëgg a président tey affaire parrainage bi ngay wax parce que mooy am solo boo bëggee président bëgg a jàppale président da ngay wax waxu parrainage te tamit dimbali jeunes yi fi nekk nga xam ne dañu am seen carte d'identité ku nekk ak sa carte d'identité président nee na nañ dugg ci kër yi wax askan yi génn leen wax ak ñoom seet lan moo leen neex lan moo leen naqari mën a wax ak ñoom Kees nag fii defe naa bii yoon li ma fi gis tey defe naa président dina fi am bu amulee kay 75% du am lu tuuti loolu kon nag dama bëgg yéen ñëpp ngeen mbooloo nekk benn jàppante mën a liggéey pour dimbali président de la république président loolu rek kaa ko ñor liggéey la bëgg
Oumar Sarr mi ma gis tamit xam naa ne liggéey la bëgg kon nag na ngeen jàppante dimbali président dooleel président surtout fii si Kees ànd ak Siré Dia parce que li ma fi toog yëpp man xaw ma Siré Dia mais maa ngi dégg ngeen di wax Siré Dia xam naa rek def na fi loo xamante ne lu rafet la boole jeunes yëpp ak femmes yi ak ñëpp di liggéey kon nag man maa ngi leen di gërëm bu baax a baax sama olof setul olof bi setul mais bu setoon dinaa wax lu ëpp loolu kontaan naa nag bu baax a baax bu baax a baax. sama teewaay fii am na ñaari part première part bi mooy dama ñëw représenter le directeur général de Dakar Dem Dikk Maître Moussa Diop beneen bi sama part personnelle la ndax samay rapport ak Omar Gueye Omar DG nee na amoon na yéene lool teew fii mais dafa am empêchement boo tax mënta ñëw tey mais waxtaan ngeen téléphone ce matin je crois que réeroowu leen loolu tax mu ni ma comme yow Thiès nga dëkk sa Omar Gueye sa grand la dama lay choisir pour nga dem teewal ma foofu man Omar damay commencer d'abord par saluer ce courage parce que moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui veulent faire la politique di jël ay initiative di nekk sur le terrain di dajale ay nit pour kii parce que loolu faw nga am courage pour def ko boo gisee Sénégal li ci ëpp si nit yi même ñi jàngan intellectuels yi ak yooyu du ñu def politique dañoo yéex a ñëw ci politique bi parce que ñi ci bari amuñu woon courage boobu parce que c'est pas facile mais yow li ma xam si yow dama naan da nga ko yéex a def parce que loolu nga doon def chaque jour ci loolu nga nekk tu es secrétaire général de syndicat gis naa sa taxawaay gis naa li ngay def chaque jour ci nit yi kon loolu soo ñëwee ni da ngay def benn organisation boo xam te ne da nga ko tuddee doxal sa gox loolu da nga def rek li nga war a def parce que loolu mooy dajalewaat nit ñi pour liggéeyaat ngir askan wi mais conseil bi ma lay jox rek mooy politique moom mënul ñàkk ndax politique moom ci la lépp di doxe boo bëggee dara même soo nee defuma politique ci politique yi nga koy wutijee parce que ñoom la yàlla dénk nguur yàlla dogal na nag yow président Macky Sall nga choisir yow ak mbooloo mi nga àndal pour jox ko deuxième mandat loolu lu jaadu la loolu lu rafet la nga fas yéene cee ànd ak ñi nga xamante ni ñoom la président samp fii Thiès mu nekk Siré Dia mu nekk ñeneen nga war a ànd ak ñoom parce que aujourd'hui la seule chose qui vaille c'est le regroupement de toutes les forces de la coalition autour du président les égos personnels là ne sont pas importants fi kenn du fi dara kenn ëppalewu fi nit dara nit ñëpp ñoo bokk ku ñuy liggéey muy président Macky Sall kon buñ ko choisiré ni dañuy ànd ak moom pour jox ko deuxième mandat am na yoo xamante ni waru leen a féewale parce que yéen a bokk looy ndiwut loolu am na importance parce que Thiès dafa nekk enjeu boo xamante ni kenn xamul ni mu toll Thiès rek déjà dénombré nañ fi ci li ma xam ay 5 candidats yoo xamante ni Thiès nañ dëkk léegi loolu soo ko jëlee nga tekki situation politique bi fi nekkoon surtout au niveau de la commune il y a vraiment du travail à faire pour la coalition maintenant ce travail là mënuñu ko def dans la division mënuñu ko def ci ay querelle personnelle il faut ñu def ko dans l'unité une unité sincère et franche entre tous les acteurs xam ni fal président Macky Sall de premier tour mooy objectif bi mën na nekk sa war na mën a nekk parce que jot na ba pare ñu liggéey ci loolu ak ñu ngi ciy àndal donc man conseil boobu laa lay jox beneen observation bi may def ñeneen ñëw mais waa koñ bi bu ñu dajaloo créer benn organisation jiital la tuddee ko ànd doxal sa gox nañuy bàyyi xel aussi loolu sa li doxal gox bi toujours nag mën naa bañ a nekk mbiru politique kon Omar xam naa ni sax bàyyi nga xel loolu mais dama lay dolli na nga bàyyi xel loolu parce que am na ñoo xamante ni politique aussi intéressé wu leen politique du ñëpp la intéressé parce que boo xoolee le pourcentage de ceux qui sont dans les partis politiques là ça ne représente absolument rien
léegi nag ñoom comme ñun homme politique yi dañoo bari coow bari wax dañuy occuper médias yi te à l'impression que Sénégal ñëppay politique parrainage bii ñuy def am na ñoo xamante ni ça les intéresse pas parce que àdduna aussi noonu la dégloo ku nekk ak ci li nga nekk mais ñun. fa mu am fa yàlla dogal mu am fa xéewal am fa man-man mi ngi jël ay doomu jàmbur di leen fa yóbbu ñu fay daan seen ñaq di indi seen njaboot. politique nag mag mu yàlla mayoon kàddu da cee wax daf ni boo réyee mbaa nga yaafus ba politikuloo ku tekkiwul dara dem politique yi ñëw yilif la di la defloo ak a dindi te doo ca mën dara kon politique c'est nécessaire. Omar jàpp ci bu baax yaakaar nañ ni ñi daan politique di naxe yow bokkoo ci ndax politique googoo la woon te yaa ngi amal nit ñi njariñ yal na yàlla jàppale la. beneen bi ci des moo di ñetti kàddu koñ la bu am fulla xàmmee nañu te kenn mënatu leen nax Thiès nekkul ci poosu kenn Thiès ku ni mi ngi ci sa poos da ngay nax sa bopp mag ñi dañuy wax ni fenn birigi galaas la tabax boo ko tabaxee dina rafet waaye bu mu di jotee mu daanu dëkk bi nag ku nekk ngi fëgg sa dënn na yaa ko moom waaye wolof yi nee na li ci kanam raw li bët. Omar koñ bi wóolu nañ la say nawle wóolu nañ la ñu nii de say mag itam wóolu nañ la doxalal ak sa fit ak sa xalaat politique nag Alaaji Malick mu sell ma daf ci amoon lu mu wax ba ko Lamine Gueye ñëwee seet si ni ko damay politique mu ni ko bu ko def te waxtaanoo ko ci ak say bokk bu ko def te jotut. mbokk waa Thiès salaamaaleykum waa ñetti kàdd tey dem fi ñëw ci ñaari tànk yi ma fi ñëwee nag muy sama bosu bopp bi ci des ma ànd ak délégation bi nga xam ni moom la DG Siré Dia yabal Gossar jiite ko Omar yaakaar naa ni ci sama kàddu bopp la ma joxe parole ngir dëkk bi nga xam ni laa dëkk fii ci Grand Thiès ak nekkin bi nga xam ni ñoo ko nekk fii ci Grand Thiès je pense que loolu moo tax mu jox ma parole moo tax it ma ni ñaari tànk laa fi ñëwee sama kàddu bopp lay waxee kon mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam di nuyu ñi nga xam ni ñoom lañ fa fekk mooy ñi fekk ci Omar waaye di nuyu délégation bi nga xam ni ñoom laa àndal Gossar jiite ko donc benn témoignage rek lay def ci Omar ndax mën naa ko ndax tey li nga xam ni moom laa fi fekk muy Omar duma ko fàtte xëy na tey la nit ñi xam ni yaa ngi politique waaye bi nga dalee politique yàgg na lu tax mooy je me rappelle à l'époque
mës nañu daje depuis 2004 je pense ca Ndakaaru ndax à chaque fois su ma daan liggéey damay daje ak Omar waaye toujours daf may encourager te boobu dara doonul dara kon tey su ma ñëwee fii fekk nga am mouvement boo xam ni yéen a ko dox defar ko muy ànd doxal sa gox kon Omar yàgg nga doxal sa gox ndax quartier bi ñëpp xam nañu yaay kan ndax mësuma dégg fiñ la waxee lu ñaaw mësuma dégg foo defee lu ñaaw créer ay emploi nga yàgg di ko def jël ay nit jële leen ci àll ba di leen dimbali bàyyiwoo jàkke yi xëy na loolu xëy na sa waa koñ peut-être mën nañ ko xam bàyyiwoo leen ca Ndakaaru Omar bàyyiwoo même sa xaritu démb yi ba jusqu'à présent yaa ngi ànd ak ñoom tey Omar am na loo xam ni bu fekkee ni yàlla daf la ko defal da nga ko war a sant suñu borom ndax ay nit kenn mënu leen luwe te ñii nga dëkkal ñëpp fii la ñu dëkk ci gox bi amaana say mbokk lañu kon tey koo ci wax mu def koo ci waxul mu def rawatina nag man mi nga xam ni aussi bu ma dëkkul ci gox bi jege naa gox bi kon dëkk ci dox bi di ko doxal ak nekk ci wetu gox bi di ko doxal foog naa ni sotti ci ak def ci la kon loolu nga def tey yaakaar naa ni moo tax man ma am sañ-sañ ñëw fii waaye ci biir ñëw bi man ñëpp xam nañu ni mësuma politique maa ngi ko tàmbalee ci biñ may jox ma yor ASC Grand Thiès le DG Sira Dia ñëw fekk si ma fi ki nga xam ni mooy Gossar moom moo ma wanale ak DG Sira Dia ma xam ko. bismillahi rahmaani rahim. ya salaam ya salaam ya salaam. mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk su turam ak santam. di leen jégalu di leen baalu àq di leen baal àq également ci fête bi di jóge man nag vraiment du waruma mën a yàgg sax su antenne bi Babacar Diallo wax na wax bu rafet présenté nga léegi suñu délégation waaye fi nga ma joxee kàddu tamit dafa neex parce que bi Babacar Diallo di wax DG daf ma woo léegi téléphone Oumar sànq je me suis déplacé DG woo na ma fi 3 fois ma ni ko ñoo ngi fii su Omar DG dafa jóge Màkka tey su suba ñun ñu amoon benn cérémonie bu ñuy def fële doon wax sur le parrainage léegi la ñu jeexal ñu def une délégation une forte délégation ñëw fii mu wooma wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbooloo mi mbooloo soo ko tuddee da ngay tudd d'abord fi nga xam ni moom nga sooxe ko fekk fa baax muy fi nga xam ni moom la nit ki am muy appartenance am appartenance nag soo ko waxee day xaw a junj aku péete ci si wàllu tarbiyu si sa wàllu tasfiyu si sa wàllu tarxiyu te loolee yàlla dogal ko mu nekk si ñun ñu di ko dox di ko wéye di ko dund muy taalibe gi ñu doon ñaan yàlla wéye ko mu yéex lool ba keroog ñuy wéy suñu borom di sant yaay faal yi nga xam ne soo ba léegi ñu ngi toog seen nit jaral leen seen frère jaral leen seen doomu ndey jaral leen seen mag jaral leen seen rakk jaral leen seen nijaay jaral leen muy le secrétaire général frère Omar Gueye. waa tàccu leen loolu waaye. ma di ko sant di ko nuyu au passage de par son intégrité de par son engagement de par sa détermination de par sa modestie de par li mu doon te xëccuwu ko daw ji wutiwu ko yàlla ko jagleel Omar yàlla na la jig amiin waaye leneen amiin
di nuyu yéen ñi nga xam ne fii ñëpp fekk naa leen fii ndax fii duma fi gan te duñu fi guléet ndax ginnaaw yàlla suñ ma fi xamee wala su ma fi amee benn empreinte bu ma fi marqué yàlla moo ko def sama diggante ak ñu baax ñi ma dëkkandoor fii ay at. waxal sa kaw waay. mu rafet lool. li ñuy dox suñuy diggante mu rafet te yàlla tax ñu bañ ci jaayante ñu bañ ci jëlante ñu bañ ci naxante tey ànd doxal sa gox bi Omar di am ambition créer loole dox na ci diirug at mu di ko sabab di ko mbébét di ci xool di ci gëstu ba tey mu yegg ci aboutissement après une multitude d'efforts d'engagement de fonds yoo xam ni tey qui ne lui a été alloué ni octroyé par quiconque ni par aucun membre que tel qu'il soit ba man mii di wax ak yéen nekk sësi moom te ñaanuma yàlla mu ko rëq ko joxuma dara neexuluma ngir dara dëgg moo ñu boole ébis bu dëgg boobu jotee yàlla may ma opportunité ba ma mën a fàttaliku loolu duma am gàcceeg taxawaat ci biir mbooloo woowaat ko ci dëgg parce que loolu laa ko xamee loolu la ma seet loolu laa ànd ak moom waaye du leneen ndax yàlla gémmiñ bu jëkk xar def ci dugg te ku ci nekk suñu fii boo leen xoolee xam ne ñu rek ngeen ndax li ko xam woon ko wax lu ma fekke la kon Omar may woo di yàlla damay woo doomu aadama yi ci ñu xam ni booloo mooy doole loolu la fa wax déggoo moo la diisoo lal mooy tax nga mën a am dëgër laay waaye nag bu ñu fàtte mukk ne ak lu mën a am ci kaw jàmm lay amee ndax sans la paix dara du dox kon daje bi du am sa raison d'être benn mag mu baax ci biir kii bi ci bâche bi fii léegi taxaw na fii am lu mu la wax en politique laaj la ndax avant ngay engagé wu waxtaan nga ak say mbokk man wóor na ma ni say mbokk ñoo jiitu parce que ngemb nañ la buñ la ngembee war nañ la ngemb suñ la ngembul war nañ la ngemb ndax Thiès mënuñu am potentiel bu mel ni yow nga ndoog di nëbbu durant des années di bàyyi benn gaynde muy nelaw ci yow alors que ni gaynde boobu pouvait faire très mal nga toog di mûrir say idées pendant un certain temps durant un temps bien défini ba tey nga egsi au sommet kon tey su amee Omar njukkal war na la sant war na la jaajëfal la war na la te man bariwul lu ma koy wax mais yow dinaa la jaajëfal. waaw loolu am na waay tàccu na lii waay. mon frère lu bari tey sas la ñu yenn la ko nga jël benn baat laxasaayoo ko mooy ngeen da ngaa fas yéene politique. jëm yi nekk fii yëpp xam nañu koo fi ni politique mu ne ay nar la ay sos la ay kàcci la bu ko bañ dinaa la misaal ni ma la koy misaalee mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam toog na ci chaise dama lay wax rek politique ni ko nit ñi teg ak li mu doon nga am ngeen am ci aperçu ak njàngal xëy na sax gënuma rek doo xam waaye ñu rappelante rek keroog ba mu toog benn nit ñëw daw ba ci moom fekk mu toog mu ni kii de sallallahu alayhi wa sallam la te mbooloo mi ma topp bëgguñu lu néewal ma doole malgré ak lu ma mën a def xam naa ne su ma ko ñaanee dina ma suturaal fekk mu ngi toog ci wetu xuur mu wax ko mu ni ku baax ki dugal nga dugg fii mu dugg foofu moom mu jug ci chaise bi mu toogoon jël beneen chaise teg ci wetam mbooloo mi egsi ne yaa Seydina Muhammad de yow de xamuñ la lu dul dëgg ñu bëgg la laaj ci benn affaire bi nga toogee fii mu ni waaw ndax amul benn waay jure fi romb mu ni durant bi ma toogee ci chaise bii de kenn romb ma fi te muy dëgg politique mu ngi noonu kon ndekete lu wax ju ñaaw lal leneen mun na ko confirmer bi ci des ñu ni dafa salté waaw c'est normal dina salté dans la mesure où ku jël sa fleur bëgg mu amali sa kër nga ji ko mu nekk tout simplement une graine que tu as semé gëm yàlla mu war a taxaw dundal ko pour que mu dund tu es obligé nag quelle que soit nag ta grandeur nga jël say loxo
jugal ko ci neefere fas def ko ci graine yooyu jaxase ko arrosé ko bàyyi li des yàlla te bu saxee bu rafetee nga xam ne kon taar na kon politique dara ñaawu ci xaw ma dégg nga bu baax kon sa engagement da koy jar fa mu ko war a jare nga nekk une personne humble ci leen yàlla dénk muy sa wërsëg nga di ko bokk nit ñi tëddee njaaxanaay soo amee opportunité booy alloué en fait que mu nekk des créations d'emploi xooloo nga bokkal ndey ak baay te kër gi xam naa ne y a des jeunes déterminés yoo xam ne capable de tout le temps nga di ko soutenir leen pour que ñu mën a nekk. yaa ngi dégg nga xool sa kaw détermination nga choisir une tierce personne fii à Thiès une personne pas comme une personne comme boo xam ne dama koy méngale comme une plante pas comme les autres mais une rose boo xam ne comme pas les autres mais immortelle. Je parle à la personne de Siré Dia man de je l'ai jamais rencontré de ma vie romb na ma ci côté ji laale local gis naa ko ci oto mu tàllal ay ngoon ba tey yéen a ngi toog ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jërëjëfati leen di sant Omar di ko ñaanal yàlla na dal ak jàmm mu sedd guy ci moom ñun ñoo bokk ndey ak baay monsieur Macky Sall أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin may wax ni tey jii dafa am lu xew li xew mooy ndaje moo xamante ni ndajeem politique la muy loo xamante ni baat bi ñi amul dégg-dégg dañ koy tilimal muy baat boo xamante ni àdduna lépp politique la même sa kër politique nga koy yore say jabar say doom kon baatu politique muy baat boo xamante ni tey mouvement bii nga xamante ni moo judd ci ñetti cadre pour muy une première issue à Sénégal à Thiès yàlla def ma jiite ko di président bi dañoo jóg pour indi lu bees tàq fii ci Thiès mu war a ànd ak nag loo xamante ni incha allahu rabi ci biir yi wax dinañ leen wax lu tax ak fan lay aboutir may nuyu Thiès est ouest nord sud kon waabale naa Thiès gépp su ma lumee damay juum parce que temps bi mayuñu ko waaye ñi fi nekk ñëpp di mag di ndaw di suñu yaay yi suñu jaay yi ñëpp gis naa leen maa ngi leen di sant di leen gërëm di jéggulu ci li nga xamante ni toogaay bi yàgg na waaye lii day wane rek ni baat bi moom mooy lan doxal sa gox ngëm-ngëm la conviction boo xamante ni waa koñ bi xale mag ak ndaw ñoo ñëw jug togg ko ba mu ñor ñu ñëw jiital ma ne ma sa jukko moo ñu doy dañoo bëgg nga jiite ko maa ngi leen di jaajëfal di ñaan yàlla na ñu am mbetteel yàlla buñ ci rus may wax nag tey c'est pas le secrétaire général aujourd'hui qui parle c'est le politicien qui parle qui habite à Thiès juddoo Thiès yaroo Thiès màggee Thiès ma wax ni ki la sut da nga naan ko njool mi olof Njaay mu ni yuqamtiku yokku njoolaay la waaye boo toqee wàcc ci suuf man yuqamtiwuma dama taxaw fi ma taxaw di gis li may gis li ma gis mooy tey Sénégal coow li bari na waaye li coow li bari li ma dugal ci politique tey muy benn lu ni fang kenn du ko jeex muy le président de la République Macky Sall su ma toogee tey fii di wax ci président de la République Macky Sall nit ñi war koo gëm parce que ba ma koy ñëw di ko wax di ko défendre je suis un syndicaliste j'informe juste et vrai Dakar Dem Dikk bi ma nekk yaakaar naa ni ba ma fay dugg conducteur la yàlla di ma dimbale li ñuy wax ju dugg rey ndey ak bay fulaak fay borom ak fula gi nga xamante ni Thiès waa noonu la am ma fay ñafe ba nekk fa chargé de revendication nekk fa secrétaire général chargé de mission bërki démb ñu nommé ma inspecteur
kon loolu yëpp fu la fayda la kon na ma doon défendre Macky Sall mu def loo xamante ni benn président de la république masu koo def ci Sénégal ci transport bi RTS Sotrac ba Dakar Dem Dikk 475 bis tout neuf te bi mu koy indi boobu Ablaye Wade moo taxawal Dakar Dem Dikk waaye coono gi ñu doon daj gis ngeen ko mooy dañ naan toog lu yàgg 1 heure de temps doo am car 2 heures de temps bu car yi paane dañuy def 60 jours dem Inde ñëw ñu dem ba ñu yaakaar dañuy def chômage technique far yàlla def Macky Sall ñëw ba mu ñëwee lañ doon tiit yëpp Macky Sall dindi ko kon dama wax ni ñi nekk fii di wax naan Macky Sall lii Macky Sall lële syndicat ak politique ñoo yem dañoo bokk ndey bokk ñu bàyyi waaye ñi ma gis ñuy politiquer ak di ko syndicat yi kii def lu baax da nga koo war a wax waaye déedéet topp rek di wax lu ñaaw te problème bi newul foofu man nag damay wax Sénégal déglu ma benn seede laay jël muy Dakar Dem Dikk Macky Sall indi na fa 475 bis Macky Sall ñëw jindi ñu ay pièces de rechange bari ki démb matul 4 mois man maa bind le premier ministre mu recevoir ma dette croisée bi nga xamante ni état dafa ameel Dakar Dem Dikk ameel ko ba ma demee ñu recevoir ma une semaine laaj teg premier ministre bind na ma j'ai donné des instructions au ministre des finances et budget ñu fay leen seen xaalis fay nañ suñu xaalis ñu jug nag créer Sénégal Dem Dikk lu ñuy waaj a créer moom mooy Afrique Dem Dikk te man mii di wax ak yéen télé moo jàkkaarloog man Moussa Diop ba mu ñëwee maa ne ko boo dëggalee sa bopp grève dootul am te dara yëngootul Dakar Dem Dikk parce que nag li xew dinaa ko wax tey y a des syndicalistes opposants qui sont là pour saluer lu président le président de la République def man may syndicat boo xamante ni dama bokk au pouvoir di jàppale président de la République parce que li muy def neex naa défendre kon nag li xew mooy tey ànd dooleel sa gox muy ñoo xamante ni tey dañu dajaloo ay jeunes yoo xamante ni élection législative la ñu commencé voter ak bii di ñëw ak mag ñoo xamante ni masuñoo politique c'était des hommes de loi ak ñoo xamante ni gisuñu woon lu tax ñuy politique tey seen doom seen rakk moo tax ñu jug di politique ndax li nga xamante ni jarul ma koy wax parce que tey ñëw fa ma nekk am fa ndombal tànk xool samay rakk di leen yóbbu dama wax ni loolu lu war la su ma ko defee dama war a def su ma ko deful dama ko war a def parce que damaa judd sama papa di secrétaire général comme man doon def loolu may doomu waalo kon loolu daf maa war may wax nag coow li bëri na ci Thiès 5 candidats moo fi am waaye dama wax ni président de la République Macky Sall lay waxal je pèse bien mes mots fi may wax ak yow un syndicaliste mooy wax ak yow ñun amuñu lu ñu ragal bu la ñu si nit ñi naan monsieur le président man dama naan le président parce que sama statut secrétaire général moo tax ma waxee loolu dama ni li nekk Thiès mooy lan opposants yi duñ ñu gagné ñun suñu biir ñooy def lu tax ñu ñuy gagné 2004 ba 2012 Ablaye Wade lu ne indi na ko Thiès da doon gaare ay camion ceeb ñu koy diri di ko yóbbu fu ne moom lu fexe ba gagné Idrissa Seck parce que lan la manque d'organisation kii fële kii fële kii fële mbir mi nag lenn la mooy bu ñu bëggee gagné Thiès mooy lan mooy saxaar bi dafa am bopp bi mooy lan APR saxaar bi di Benno Bokk Yaakaar kon bu saxaar bi bopp bi demul kon saxaar si du mën a dem pour mu dem nag il faut que bopp bi dem loolu ma bëgg a wax mooy lan dama yaakaar ni man may attirer sa attention yéen journalistes yi dama bëgg li may wax ngeen yóbbu ko vous les renseignements généraux xamante nañu dama bëgg ngeen bind li may wax parce que su ma paree dinaa ko bind mu egg ba ci président de la République may wax ni daaw yaakaar naa élection législative yi nga xamante ni passé na fi am na lu ñu testé woon li ñu testé woon mooy coow li muy bëri man de li ma teg sama bët depuis Mbaye Diouf kan laa fi gis mu dugg ci jàkka yi dugg ci jumaa yi dugg ci quartier yi mag ndaw xale ñëpp mu leen di dimbali kenn la fi mooy kan moom laa leen di laaj yéen a ko wax de moo tax moi je propose au président de la République Macky Sall dama ni ñi mu jox ndombal tànk bëri nañu ñu dëkk Thiès milliardaires yi bëri nañu mais affaire bi du loolu
affaire bi mooy lan amal njariñ Thiès amal waa Thiès njariñ ci looloo tax tey jii sama gox bii ma dëkk di ñetti kàddu ñu jël ma jiital ma kon jàpp naa ni ki amal Thiès njariñ amal waa Thiès njariñ wax ngeen ko mooy Siré Dia testé nañ ko bii passé élection législative am ndam moi je propose coordinateur ki nga xamante ni c'était provisoire bii passé nga confirmer ko valider ko muy Siré Dia ñu ànd nag doon dank nga bàyyi affaire bi dootul yow président affaire bi ñun Thiessois yi la dama ni gars yi jug fi yëpp ñu leen di wax xamante nañu samp comme ni ma sampee seen buntu kër nga xool du ñu am juróomi nit dama ni coow li fii la woon Thiès Ouest ñii toog tey dajee fii ñooñu ñoo lan duma parti au pouvoir ñoom ñoo ñëw taxawaat tey ànd ak man may wax rek ni lii tey ma def Ngor Sarr dégg naa mu jugati ay kàddu yu mu yëkkati ba ma waxee ak moom démb dama ne ko Ngor mu ni ma ne ko xam nga sama rakku papa mbaa Maodo Gaye mu ni ma waaw bul waxati grand lan moo la metti ma ne ko dara mettiwu ma may wax ni Siré Dia mi ma toogal bureau ma xool sëñ Babacar si ci biir bureau mu wax ak man ma ne ko li may bañ mu ni ma mooy ku ma war mu ni ma Omar ba yow mal xiyaam du ma war nit Thiès ba mu daj Sénégal fu mu daj ku ma jàkkaal naa xool ak yow may jëg bi ma jógee di taxawal li xaw moon dem na màgg waaye dama wax ni buur aayul dog yaa aay waaye man duma ku ñuy baaree kenn mënuma baaree moi je suis un secrétaire général dama bëgg mu leer dama ni man duma am interlocuteur li ma yor dafa wóor sama gox la bu dee juróomi nit wóor nañ ma du ma nee Siré Dia nañ la votel dañ koy votel kon dama ni nañu bàyyi yenn yi ça ne passe pas avec moi lépp luñ fi def soo bañ yoon suñu ñaar dërëm ñiy jaay caaf ñiy jaay ca marché ñoo ko dajale def ko fii dërëmu kenn dugg ci nay leer kon encore une fois man li may wax xam naa ko président dina xam kan mooy wax ak moom dama ni li leen Macky Sall wax dëgg la gis nga parrainage bi ñuy wax ku la neex nga parrainer mais problème bi newul ci parrainage te urne yi la ne nañu jug bokk ndey bokk baay rawatina waa Grand Thiès yéen laay waxal sama rakk bii fi nekk di njool mbay dama ni wax naa ko juddu bu rëy ndey ak baay fulla ak fayda ak borom looloo am ba ñuy dajee Dakar ngay sol sa tenue bu bula yor sa tañaat may yor ngandam bis di ñaq ma naan la booy dina baax nga naan ma grand jaa jëf tey bu ñu dellu suwaatee ba fii yàlla jagleel nit ñu jagleel ñu ñëw di wut ay emploi di dimbali nit ñi yàlla boole ñu ànd ak Siré Dia kon nañu sant yàlla dama ni Thiès fii ku waay àndal tey du Siré Dia da ngay nax sa bopp te coow li bari na ku nekk di wax mais xamante nañu man nag maa ngi taxaw ci wetu Siré Dia dama wax ni nay leer am na ñoo xamante duñ ko nangu man ñu ma ëpp alal mën nañ ma ëppal ndombal tànk waaye ëpp ñu ma fulla ak fayda te ëpp ñu ma njariñ ci Thiès kon encore une fois j'insiste et je précise le président de la République encore amuñu temps bu ñuy perdre les élections sont là di toog di daje lu nar a baax day baax Mali Sall dafa dégg mbir mi ay autorités ñu bëri woo nañ ma bi mu ko déggee mu ñëwal boppam man syndicaliste la lii mu def moo wóor toog fa nga toog ñu lay yónnee ay film di def yu kenn wóorul da ngay ñëw teg ci sa bët booy nettali nga ni maa fekkee parce que preuve bët la kon Mali maa ngi lay sant di la gërëm waxal président de la République taxaw naa te incha allah dina xam ne ni ma taxawee Dakar dem dikk ba dara yëngootul fii Thiès bu neexee yàlla bu ñu àndee bokk ndey ak bàyyi te li ma ko ñaan mu may ma teg Siré Dia nag ca kanam muy bopp bi saxaar gi di ñun incha allah dina am ndam jërë ngeen jëf wa salaam merci beaucoup